mbokku téléspectateurs yi mbokku internautes yi ñuy suivre sur la TMS TV ñu ngi fii ci cabinet médical El Hadj Thierno Moulé Sow le khalife général des dëmm maanaam the king of the king ci produit miracle yi nga xam ne ni mu ngi koy jagleel doomu aadama yi di ko jagleel askan yi produit miracle yooyu tey mu bokk ci ba ma doon commenté sànq ba muy yéeg ci escalier yi muy le produit bi ñu tuddee vite fait ñiy yokk ci bien fait produit boobu nag mu indi ko ci ñaari anam benn bu njëkk bi dañ koy diwoo wala ñu sangoo ko produit boobu la ban njëriñ la am lépp luy xeetu jinne maanaam xeetu esprit bu bon maanaam xeetu dëmm moom la ñuy bañ a gis waxuma sax nga diwoo ko mais produit il suffit simplement ñoom ñu gis ko rek dañuy daal di tàggoog seen sago te gis nañ ba tàyyi sëriñ bi jinne ñëw daanu fii sëriñ bi jët vilfait bi di ko yëngal rek nga gis ko mu mel ni day def maanaam di piquer ay crise di tomber en transe loolu nag mooy wane efficacité produit bi mu ngi nii sëriñ bi fas yéene koo def ci ay conditions maanaam pour baaxee ko askan wi waaye daal efficacité produit bi foo ko après passé na ko ci maanaam puissance de frappe bi muy def maanaam ci ni muy faagaagale dëmm ak jinne ak xeet yooyu nga xam ne tey ñoom ñooy ànd ak doomu aadama yi di leen yàqal seen liggéey di leen tàggale ak seen sago di leen maanaam tas seen sëy di yàq seen dund produit boobu nag moom la sëriñ bi defar nii mooy produit vite fait mais sëriñ bi ne du ma yem foofu de ndax dafa am leneen loo xam ne tamit nit ñu ngi koy dund te mu nekk ci jamono bi ñu di ko jooytu mooy lan mooy léeg-léeg ni dafay lekk maanaam yaa xam foo ko lekkee parce que nag dañuy tuumaal léeg-léeg jigéen ñi suñu soxna yi naan waaw moom day jabar ja ba mu ko joxee mu lekk ca la biir ba ca la amee biir buy métti mu ñëw ci façon yu bari ñu naan dafa am ballonnement ñu naan buur baa ngay funki ñu naan dafa amee ulcère ñu naan dafa am colopathie lu nekk ñu di ko wax fekk loolu la nga lekk dafa am luñ ca def wala mu am lu mu àndal loo xam ne moom moo nekk di faagaagal góor ñi kon nag produit boobu tamit sëriñ bi daf ko def boobu moom mooy bi ñuy naan waaye boo ko naanee lépp lu mu fekk ci biir loo xam ne daf lay faagaagal loo xam ne daf lay lor daf koy daal di dindi soo ko naanee lu la neex lekkal te kat damay wax ne ñun ñi nga xam dañuy faral dem ci xew yi surtout nag ñiy dem ci xew yi parce que léeg-léeg dinañ tuumaal sax jigéen ñi ne ñoom la waaye nag dafa am góor ñoo xam ne ni dañoo tëradi maanaam ut deuxième bureau dem seet seen deuxième bureau ñu jox leen fa soow wala ñu jox leen fa xeetu lekk ñu lekk ko fa seen biir métti ñu jiiñ ko seen jabar fekk sax yàlla xam na ko du seen jabar waaye lañ leen jox la ndax jigéen ñi jubluñ ci dara lu dul na ma sama maanaam far bii may bëgganteel na ma topp pour takk ma wala sama jëkkër ji ma nekkal na ma topp nga xam ne du ma utal wujj moo tax jigéen ñi ñu baal ma ci ñi ma ko sañ a wax ñu ciy jël xeetu yooyu di ko def ci lekk yi góor ñi di ko lekk mu leen di indi musiba produit bi dem na ba ci lekk mbedd nañ koy moytu wala boo xamee ne mënoo ko ñàkk a moytu wax dëgg yàlla na nga utiliser produit boo nga xam ne tey soo lekkee dara soo amee loo sentir boo ko naanee mu dindi ko soo sentirul dara soo ko lekkee lu ñëw tegu ci koom daf koy daal di éliminer ba nga xam ne ni doo ci am benn jafe-jafe kon nag mbokk yi vite fait ngi nii vite fait wax naa leen ko dafa gaaw dafa am efficacité moom la sëriñ bi génnee te defe naa ne tey képp koo xam ne ni tey même yëguloo sax miti ci sa biir war nga ko jël gànnaay yoo ko parce que nee naa nit ñi dañuy lekk ci kër yi dañuy dem ci xew yi te sax nit dina dem ci xew bañ fa lekk ñu dina la waaw moom day lu tax du lekk ci biir xew bi moom de dafa bëri tiitar wala moom day lekk ci sama xew daal lay mere comme que nag boo demee ca xew moo xam ngeen takk céet ak dëj lu munti doon nga dem waxtu lekk fekk la fa boo fekkee ne vite fait bi gànnaayoo nga ko su la nekkee lekkal ba suur moo xam ca mbedd ma nga lekkee bu yeboo nga bañ a xam ka koy togg bu yeboo nga bañ a xam ña nga xam ne ñoom nga bokkal ndabi te loolu yëpp dafa nekk ci loo xam ne ni tey nit ñi war nañ ko gànnaayoo bu ñu xaar nag ba mu dab leen mun ngeen ko utiliser su leen dabee tamit naan ko bu soobee yàlla lépp loo xam ne ni rek fekk na ko ci sa biir rek daf koy daal di faj ba mu wér pëlëng kon nag daal sëriñ bi génn na ci vite fait en externe ak vite fait bi nga xam ne ni moom la ñuy wax vite fait en interne donc ça lu defe naa ne vite fait encore ce produit miracle que le marabout vient encore de nous proposer, que le marabout vient de proposer, mais surtout l'efficacité du vite fait qui est quand même venu sous deux formes. D'abord la première forme, c'est le vite fait à usage externe. Ce vite fait à usage forme, vous y lavez avec ce vite fait.
Vous pouvez aussi vous enduire le corps avec ce vite fait. Mais c'est l'ennemi terrible des djinns et des esprits mal faits. Mais j'ai vu parfois un djinn qui est là en présence du calife, à chaque fois qu'il remue, rien qu'à remuer la bouteille, avec l'effet que ça fait, vous êtes en face d'un djinn qui a complètement perdu les pédales. Voilà l'efficacité de vite fait. Mais aussi, le marabout a produit un autre produit, nous a procuré aussi un autre produit vite fait, mais cette fois-ci, un vite fait qui vous protège de tout ce que vous mangez et qui peuvent quand même porter atteinte à votre état de santé. Et nous, les hommes surtout, on a l'habitude quand même de taxer nos épouses de nous avoir donné à manger. Et c'est peut-être les raisons pour lesquelles les femmes, pour mieux ferrer leur mari, ou bien peut-être leur promis, alors utilisent certains produits quand même. Mais attention, ce produit vite fait que le marabout vient encore de mettre sur la place publique peut vous protéger de tout ce que vous mangez ou bien de tout ce que vous avez envie de manger. Et souvent, on a l'habitude de dire que les gens, ils ont de gros ventres, ils ont parfois mal au ventre. Et souvent, on dit que c'est des colopathies, on dit que c'est des ulcères. Alors non, c'est une maladie qui est là dans le ventre et qui est en train de vous détruire à petit feu. Beaucoup d'hommes ont perdu la vie. C'est parce qu'ils ont des maux de ventre qu'ils ont traînés. Et souvent, on impute ça à certaines maladies. Donc nous, qui nous déplaçons, qui allons vers les cérémonies familiales, utilisez ce vite fait, mangez là où vous voulez, mangez avec qui vous voulez, vous êtes protégés grâce à ce vite fait. Saloum, tu me fais un résumé en anglais pour ce produit miracle que le marabout vient de nous proposer. Merci à vous, doyen Aziz, vraiment. Merci. Très belle explication que vous venez de faire sur le liquide vite fait, un liquide vraiment précieux. Mais avant de continuer, donc, pour tout simplement commenter ce liquide vite fait, vraiment très précieux, que seul le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, a la possibilité donc, de livrer, parce que vous ne l'aurez nulle part ailleurs, vous l'aurez uniquement ici avec le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc, si vous savez que si vous êtes vraiment marabouté, vous avez un ventre gros, vous pensez que vous êtes à l'aise, pensez que c'est un signe d'opulence, alors que tel n'est pas le cas. Vous allez donc tout simplement mourir à petit feu, et ce qui est vraiment du tout incroyable et vraiment dommage, désolant. C'est pourquoi le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, a vraiment tout simplement créé, parce que c'est lui qui a créé ça, il a tout simplement créé ce liquide vite fait à la base de vraiment beaucoup de plantes. Il l'a expliqué la fois passée. Il y a donc un liquide vite fait beaucoup plus lourd, et il y a aussi un liquide vite fait beaucoup plus léger. Le liquide vite fait beaucoup plus lourd, donc on l'utilise pour se laver ou bien pour s'enduire le corps, comme vous l'avez si bien dit, doyen Aziz. Mais le liquide vite fait beaucoup plus léger, on peut boire ça et ça peut tout simplement sortir toutes les impuretés, je dirais bien, qui vraiment se trouveraient dans votre ventre. Donc c'est vraiment incroyable. Mais j'aimerais tout simplement dire que c'est le Khalif général qui m'a habillé aujourd'hui. Qui nous a habillés, je dirais bien. Et vous l'avez si bien fait aujourd'hui. C'est comme si on s'était donné rendez-vous aujourd'hui, parce que moi j'ai porté ce truc sans pour autant avoir su que vous alliez faire de pareil. Donc le Khalif général des djinns, que nous remercions au passage pour nous avoir vraiment habillés aujourd'hui. Vraiment c'est incroyable et c'est extraordinaire, on le remercie. Il nous a donné de très beaux tissus pour vraiment nous permettre de plus être à l'aise présentable devant donc, la caméra. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. We're here in Cambridge, face to the football ground of Jamono and face to the, VDN3. I'm with my colleague and Dwayne Aziz. We're just commenting about this very liquid vitfe. As we're saying every time, this very liquid vitfe is so precious. It is only given by the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. You see it, and this very liquid vitfe, whenever you use it, if you are being possessed by jinns or by spirits, these spirits or these jinns will get out from your body. And then that the problem is, what you have to understand is, even if you don't use this very liquid vitfe to bath or to just try to bath or put it on your skin, you can also have another liquid vitfe which is given by the Khalif General of the Jinn. This is the very light one. You can drink it, and whenever you drink it, you're having something in your body, it will just get out. So it is really important, because sometimes you can see men having very big bellies and they think that they are feeling better, whereas they are just
done something in their belly. That's why you say the Khalif General of the Jinns is just preventing every kind of things. That's why he's telling you, you have this very light liquid vite fait. You use it and you will be just, satisfied and you will feel better. So that's happening here on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is here with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. Voilà, donc Salou, merci pour ce résumé. Vous donnez le micro au marabout pour les compléments, en tout cas, yim ñu war a indil pour ce vite fait. Parce que nag sëriñ bi maanaam bu ñu jàpp rek ne produit mi defar pour jinneeg rabak dëmm ak noxoor kese foofu leen yemul foofu de parce que nag liggéeyante bi dafa bari ci jamono bi surtout liggéey yi nga xam ne nii dañ la koy def mu téye sa yaram surtout liggéey yoo xam ne dañ koy def ci ñam nga lekk ko ëllëg mu mun la faagaagal defe naa ne tey produit bi bokk na ci produit yi nga xam ne tey moom moo gën a efficace sëriñ bi nga génne ko pour baaxee ko doomu aadama surtout ci li ma wax léegi ne am na liggéey yoo xam dañ la koy def sa yaram te nit moo la koy def am na aussi liggéey yoo xam dañ la koy def nga def ko ci ñam nga lekk ko ëllëg xëy na sax nit ki jub ci leneen waaye daf lu lay lor la def naa ne loolu lañ bëggoon sëriñ bi nga gën nañ ci indil ay leeral ci produit vite fait bi. waaw macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm ñoo ngi nuyu doyen macha allah Aziz ak Moustapha Fall vraiment di nuyu aussi suñu caméraman bi Mbaye di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu waa TMS TV di nuyu auditeurs yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy déglu vraiment macha allah li ngeen sol rafet na. ne ko moom macha allah c'est normal. sant yàlla bu baax julli ci yonente bi vite fait nag macha allah. defe naa ne macha allah wax nañ ci lu bari sax. dëgg la mais mënuñu wax lépp. dëgg la ndax nag vite fait comme ni nga ko waxee. liggéey. waaw liggéey bu ñu mën a def nit. gaaw na ci trop. boo ko sangoowee day deñ. suñ la façon yeew la wala def la ci ay kànnaar. la xaatim la yóbbu la ci ay armeer. maar sëf la. wala yóbbu la ci ay jalang. ci ay fétis. yóbbu la ci ay xeetu séatine yooyu. mboolem luñ la mën a def daal. boo ko sanguwee lépp day deñ maanaam day mel ni kele la. dëgg la maanaam bu fekkee ñu tëj la da lay ubbi. maanaam day tijji yaram bi. dëgg la lépp lu nekk ci yaram bi ay korte cenke. lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy dindi rawatina macha allah jinne raab. seytaane dëmm. yóoxóor cat làmmiñ yooyu yëpp surtout ay làmmiñ. làmmiñ surtout làmmiñ. xam nga cat day topp nit ba ci bàmmeel. maa la wax loolu. cat dañu fekk immeuble bu taxaw ñu koy catu di catu ba immeuble bi xëy yéeg. maa la wax loolu ba mu daanu. dinañ fekk kër maanaam guy gu taxaw ñu koy wax di wax day dem ba guy gi daanu. dëgg la maanaam cat tooke la yii vite fait bi dafa aay ci yooyu yëpp nag. très bien ak ñi nga xamante ne aussi am nañ jinne du ñu daanu tamit vite fait bi si ñooñu la gën a aay tamit. ki am jinne du daanu parce que du ñëpp ñooy daanu. am na ñoo xamante ne dañuy daanu. mais ku am jinne du daanu vite fait bi bu fekkee foofu jinne bi da koy lem yeew ko. pamtee ko indi ko fii ci man. chaque jour jinne présenté wu fii. ci diw laa nekkoon. ci diw laa jóge ba mu laalee vite fait bi ci lañ ma yeew indi ma fii. chaque jour jinne présenté wu. maanaam ni ñu bindoo noonu la ñuy egsee fii. kon ki dul daanu. su utiliser vite fait bi rek. li nekk ci moom dañ koy yeew ba mu dëgër indi ko fi. te bul fàtte vite fait bi tamit am na turandoo. te vite fait bi tamit am na ñu koy aar am na ñu koy garder tamit. dëgg la moo tax vite fait bi nekkul simple. dëgg la maanaam liquide la garab la bi nga xamante ne. garab la ci biir garab yi. maanaam dañu ko liggéeyee ak baatin bi nga xamante ne foo ko natt. rek passé na ko. dëgg la macha allah. kon nag vite fait bi njëriñ la. ndax moo ngi dem ba France Italie Allemagne partout dans le monde même Saudi Arabia fu ne ñi ñaa ngi ci commandé. chaque semaine ñoo ngi koy envoyé GPI. wala ñu def ko DHL ñoo ngi leen defal publicité. wala ñu yónnee ko GP ak yooyu maanaam chaque semaine day dem bitim réew. ñi ñaa ngi koy jënd si bu baax a baax ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp aussi. gis si seen njëriñ. ndax nag dafa nekk liquide bi nga xamante ne ndimbal njaboot la. da lay jàppale du rab rek lay dindi. du jinne surtout ça dindi liggéey. ndax nag liggéey yi am na ñi nga xamante ne dañ leen di liggéey ba ñu tëju. seen lépp day yàqu lu ñu dugg mu yàqu lu ñu yaakaar mu tas. ay dëmm topp la ay rab ak saytaane maanaam yu bëri daal ay cat ak yooyu kon vite fait dafa am solo daal ci kër te ñi ñoo ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax. parfois sa yaram day diis gan. ñu sëf la mais nga sangu ko rek après soulagé. oyof toll nag. macha allah sawar. macha allah parfois ñi waaye maanaam lu mu mun a jëriñ ci nit dafa bari. macha allah jëriñ la.
waaw dégg nga Diop Moulay moo ñëw noonu di wax ne am na benn jinne bu daanu foofu encore waaw incha allah waaw après ñu kon ne commentaire yi. mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee maa ngi ànd ak doyen Aziz nag ni ngeen gisee situation bi mu doy waar trop kii nag dafa doon ñëw ci sëñ bi le khalife général des Djinns le roi de la médecine traditionnelle mais da ngeen gis rek dafa ñëw rek doyen Aziz ci bunt bi balaa muy dugg sax mu daanu mu nekk lu doy waar ma jox la comme ça nga xuus ñu expliquer exactement ce qui se passe. waaw lii de Saliou ça se passe de commentaire parce que xam nga ñu ngi woon ci biir cabinet sëriñ bi vraiment pour beneen séance d'explication ci benn produit mais ci moment boobu la ñu jóob woo nañu am na lu xew ci biti li xew nag mooy lii ngeen gis en image maanaam kii ñëw daanu fii alors gis ngeen ko vraiment ak mu ngi ànd ak accompagnateur bi ak ñi mbokkam ñu ngi àndal ñu ngi koy xool lii nag mooy loo xam ne ni xam naa ne sax ñoom ñi nga xam ne nii ñu ngi fi yàgg nañ gis yu mel nii waaye nag yii buñ ko daan faral di gis ci biir lañ ko gis mais ñëw jub buntu kër gi rek ak photo beeg maanaam environnement bi rek daal di daanu defe naa ne lii moom Saliou lii doy na waar trop donc ñu jël ko en image defe naa bu fekkee aussi tamit mun nañu laaj ñi nga xam ne ñoom la àndal alors ñu mun ñu jox ay explication par rapport ak lii am nii. sëñ bi na nga def ñu ngi lay dalal ci TMS TV tur beeg sant bi. maa ngi tudd Abdourahmane Seye. Abdourahmane Seye alors Abdourahmane yaa ànd ak ñi. waaw kii sama soxna la. fan ngeen bàyyi ko. kii yaayam ñu ngi bàyyi ko Mauritanie. Mauritanie ngeen bàyyi ko. village bu ñuy wax Tungeen. village bu ngay wax Tungeen waaw. ñoo ko fi indi woon tey. parce que dañu affaire bi bu mu ko dalee ak léegi mat na 3 ans. 3 ans ñetti at. waaw. fu ne dem nañ fa. fu ne lijjanti nañ ko. dem nañu sëriñ bu ne dem nañ ko. xam nga ne sëñ bi vraiment mën na liggéeyam bu baax yàgg nga ko suivre gis nga ko ci vidéo bi. wala noo def ba xam ne daal. indi ko fii moo baax. ba jaaxle la sunu borom wan. dama toog daal mu ne ma dugg ci YouTube ma dugg rek ci laa ko gis. est-ce que bon ay mbiram doy ma. loolu moo tax ma jógee fële ba fii. ñëw fii mais bu ñu egsee ci kër gi du ñuy fii mooy dafa wàcc ci oto bi rek gis photo yi rek après daanu. anta takallamu lughatul arabiyya. non bu wolof rek. wolof c'est bien alors donc kii soxna la waaw kii sa goro la sama mag la sama goro la sama mag la. kii sa mag la. sama mag la sama goro la. dëgg la mu ko sa goro la mais gis nga bon dañu bëggoon nga expliquer ñu moom bu nga xam ne bu ko mbir yi de dalee nan lay def wala chaque jour même chose ngay gis ndax affaire bi yàgg na ko ñaata at la ko dal exactement ak bu daanoo moom nan lay def ndax day yàq wala day am lu muy jam wala dafay tëdd nii rek moom rek correct. bu daanoo day bëgg a daw. mais waa kër gi duñ ko bàyyi. day bëgg a daw génn. yàq du ko def aussi. parfois affaire bi benn lu ko fatt mu tëdd da nga koy dóor ba sonn du jóg. il faut nga am ay cuuraay yoo ko defal mu doog a ximali ko. dégg nga mais maanaam yooyu ngeen doon def fu ngeen ko doon jëlee. cuuraay sëriñ yi ñoo ñu koy jox rek. d'accord ñoo ñu koy jox rek. d'accord explication nga ne léegi bu fekkee am na ay cuuraay yu ngeen ko jox pour mu yëngatu su dul loolu. bu yëngatoo bu nga ko joxee cuuraay bi rek daf koy affaire bi daf koy bàyyi. parfois nag day toog jour yi nga xam ne dafa koy sonal. waaw fii nii. entre jeudi vendredi samedi dimanche daf koy sonal te instant toll nii dafa nekk en état encore. waaye Aziz nga li mu wax. waaw bu baax. daf koy entre jeudi vendredi samedi. ak dimanche daf koy sonal. te moom ndaw si dafa nekk actuellement en état mu nekk lu doy waar. donc dafa mel na jinne bi dafa xaw ma dafa fiir daal xaw ma. mais est-ce que jinne bi mos na wax ak yéen exactement wax leen moom turam. wala mu expliquer wala duy wax. affaire bi dalee. daf naa ma naa ko fase. dégg nga. tout le temps daf ne ma naa ko fase. mooy li ñuy wax. waaw defe naa loolu sëñ bi mos na ci expliquer. waaw dañuy moom koy lii moom dañuy. moom xam naa ne fase. waaw. mais bu nu yàlla indi fi daal tey. lii nañ fi gis. waaw. dëgg la li nga fi gis léegi bi nga xam ne yéen ñëw ngeen rek duggagu leen sax mu daanu alors que yàgg ngeen dem ci ay sëriñ. am na nu mu fa doon demee mais tey ngeen ñëw waaj a dugg rek mu daanu yow loolu ban réaction la am ci yow. parfois daal ban ngay yëg naa lu bare man mi sax sama bopp yëg naa lu bare. bon dama ci sant yàlla daal. dëgg la ndax fi ma jóge sore na. xamoon naa sunu borom li muy wan di lu niin. yaayam bi tamit sonn na lool. mooy yaayam. amul lu mu daju. ndeysaan. amul lu mu maanaam daju. feebar bi daal ñetti at ay magam amul lu mu daju. ñetti at dëgg la ñetti at sonn na. ma ne kana wax yóbbante bu mu doon yóbbu. yóbbante ban yóbbante la. fan yii dafa daw rek dem. léegi mu ne duñ ko jox encore bu mu daanoo yóbbante ne ko
dana ko yóbbu waaye yóbbante ne xamul lu mu doon xamul ku ko jox xamul ku mu ko jox. mu ni ma boo jegee nga dem ville nga jëndaale ma ay mbuus. te taal na añ ba pare. ma dem jëndi mbuus. di koy wuti mais avant may jëndi mbuus woo naa ko parce que li mu soxla ak li mu fa fekk bokkul. ma woo ko 4 fois jërul mais sama xel mi ñaaw njort dégg nga may mujj jënd loolu rek taal sama moto ñëw bay di waaj a viré pour jëm si kër gi rek seen sama yaay. ma ne ko jàmm amul de mu ne ma ndaw si dem na nii laa si toll. ma ñëw laaj ko mu ni ma dun ma yéen nee na mi naa yóbbante bi su ma ko yóbbu après dañ may bàyyi. damay am jàmm damay am salaam. loolu moom sëriñ bi moo ci dina ci tontu. Je pense que c'est l'essentiel. On a déjà pris l'essentiel. Waaw. Donc on va juste entrer à l'intérieur et pour rendre permettre compte au maréchal donc de continuer peut-être Bien la sûr. séance de guérison. Bien so, sûr. ladies and gents, we are with the very lady who is possessed by jinn, and she's coming from Mauritania, and she's just being possessed by jinns right now. She's accompanied by the sister, the older sister of her husband, and then her husband at the same time. And right now you see she's possessed by jinns, and she's just falling down, and then she just fell down in front of the door of this very house of the Khalif General of the jinns. نحن مع خليف جنرال من الجنس الخليف جنرال من كل جن والشيطان. نحن في كامبرين في كامبرين الخليف جنرال من الجن هو الخليف من كل جن والشيطان. إذن هذا الليل هو يذهب من هذا الدار وهذا الليل هو في Mauritanie. Alors donc c'est ça, c'est ce qui se passe exactement. Donc nous sommes là en train de faire entrer tout simplement cette demoiselle, cette dame, je dirais bien, qui nous vient de la Mauritanie et qui est bien sûr, comme son mari l'a expliqué, donc elle est tout simplement dans un état de grossesse et elle est possédée par un esprit qui, donc chaque fois qu'il la possède. bi ñu ñëwee ñu ngi fekk benn jigéen as ndaw bu tëdd ci suuf di wequ muy wequ ñu gis benn waay bu taxaw sol xaftaan beneen jigéen bu mag mu ngi toog ci wetam téye ko ñoom Jóob ñëw di ko jàppale bi ñu laajee waa ji def ne man maay borom këram ñun Mauritanie lañ jógee mu ne kii tëdd sama soxna la kii mooy yaayam di sama mag di sama goro moo jur ndaw si feebar bi nee na ñetti at a ngi nii mu feeñu ci moom ñetti at nee na nag fan yi dafa toog mel ni daal ku mel ni rakkaaju di génn di dem ba bërki démb mu ne dafa am yóbbante buñ ma jox te yóbbante bi il faut ma yóbbu ko jox ko borom te ndaw si dafa nekk début de grossesse léegi nag nee nañ biñ ñëwee wàcc dafa jub kër gi gis sa photo bi rek daal di daanu suuf tëdd très bien mu ngoog voilà kon nag mu ngi nii moo nekk nii waaw waaw kon nag sëriñ bi lii defe naa ne lu yéemeeti la loo xam ne nii gis nañ ko waaye yoo xam naa ne ñun ñii nga xam ne ni day ay journaliste lañ ñun la war a yéem waaye loolu yow moom lii moom yéemu la dëgg la am déet kon nag defe naa ne commentaire yaa ngi koy suivre ndaw saa ngi nii borom këram la àndal waaye daal borom këram daal jaaxle na mais jaaxle nag bu ànd ak xel mu dal ndax fii dafa mel ni daf ko gis maanaam ñëw fii parce que wax na ko ci commentaire yi nee na dafa mel ni dañ ko orienté na ko da ngay dem Ndakaaru boo demee ca Thierno Moulay Sow te fekk moom gis na vidéo yi mu ne kon nag mu ngi sant yàlla bi mu ñëwee ba ci buntu kër gi sëriñ bi maanaam dafa ñëw ci buntu kër gi rek gis photo yi rek daanu waaw macha allah waaw waaw ah xam ngeen ne fii nag am na lu fi yàlla def loolu naa ñëpp xam nañ ko bëri na ñi nga xamante ne bu ñu jubloo ci kër gi rek dañuy daanu dëgg la wala ñu génn daw waaw parce que li ñuy àndal la àndal ay jinne yu doy waar macha allah mu nag kër gi yàlla da ci def barke dëgg la yàlla dafa def barke ci Thierno Moule aussi ba tax na jinne yi xam nañ koy Thierno Moule bu ñu ñëwee rek dañuy xam ne egsi nañ waaw lii nag c'est pas la première fois gis nañ nit ñëw na ba fii génn rek daw gis nañ nit ñëw na ba fii daanu gis nañ nit ñëw na ba fii ne du dugg façon bu ne am na fi macha allah ndax nag yàlla moo def barke ci Thierno Moule def barke ci aussi bërëbu Thierno Moule fépp fu mu ne rek yàlla da ci def kiraama da ci def barke te nag macha allah ak taalibe yi fi ne aussi taalibe jinne yaa ngi fi maanaam jinne buy jinne lu boo ñëwee ba fii da nga fi fekk ay jinne yi nga xamante ne ñoo doon ànd ak yonte yàlla Souleymane yonte yàlla Mouhamed salaa salaam di nga ànd di nga fi gis ay jinne yu mag yi nga xamante ne vraiment ay ancien jinne lañu
façon bu ne di nga ko fi gis macha allah di nga fi gis ay jinne yi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ak Iblis ñoom ñoo nekkoon ay première ambassade Iblis deuxième ambassade Iblis troisième ambassade Iblis quatrième ba cinquième ba ay généralam Iblis taalibe Iblis ñu bëri ñoo ngi fi ñëpp tuub nañ jëm ci yàlla ñëw nekk ak man di ma liggéeyal macha allah moo tax noo mel rek boo ñëwee fii da nga xam ne yaa ngi ci beneen monde da nga xam ne egsi nga ci waa ji egsi nga ci kilifa bi ndax nag lii moom suñu borom moo ñu jox kattan jox ñu baatin ba nga xamante ne jinne yi ñun ñoo leen di yilif incha allahu ba kerew ñuy jóge fi suñu njaboot yi ñëw yilif jinne yi loolu suñu borom moo ko def defe naa ne barki Dembo Ndiaye dégg ngeen lu jinne boobu wax fii nee na nit ñi xamuñu ma waaye ñoom jinne yi xam nañ kan mooy Thierno Moule nu nit ñi di dawee jinne yi noonu lañ may mooy too parce que xam nañ kan mooy Thierno Moule loolu nag baatin la mayum yàlla la jagleel suñu borom la loolu nag dañ koy sante yàlla bu baax a baax macha allah waaw xam nga loolu boo ko waxee dañ ko mën a dégg te lu nit mun a nangu la ndax toog nañ fii caméraman yi ñëw ñu tàllal micro jinne ji ne sëñ bi muy ganee àddina ñoom ñëpp dañu muur seen bët yi ba fekkewuñ ko gisuñ ko yëguñ ko moo tax mu mun a ñëw ci àddina ba mun a jàmmante ak ñoom def naa loolu lu leer la dégg nañ ko macha allah loolu la ñuy wax waaw yàlla fu muy defaree waaw fu muy defaree yàq eggu fa dëgg la maanaam daf lay làq yàlla buy préparé waayam préparé nitam yàlla suñu borom buy préparé buy préparé mbërëm dëgg la macha allahu dëgg la dana la làq ba nga xamante ne dëgg la yàqkat yi duñ la gis dëgg la dañuy jékki-jékki rek juux seen kanam dañuy jékki-jékki xippi seen bët gis la boobaa c'est trop tard defe naa ne jinne bi loolu la wax nee na jinne bu ñu yëgoon ne maa ngi ñëw ci àdduna dinañ ma faagaagal dinañ ma gàllankoor ndeysaan da ngay gis xale bu ndaw bi nga xamante ne yàlla am na lu mu def ci moom nga gis ne jinne yi xam nañ ne kii day judd si gars yi fekk ci biiru yaayam am ay pièces yi ñu rocc ci moom ma jël xelam wala am yu ñu rocc ci moom jël fitam bu ko defee xale bi bu juddoo day nekk laago day nekk mbëlgal maanaam du mun a dox day nekk di daw di yuut day nekk du ànd ak sagoom du mun a dox du mën a wax ñooñu ñëpp suñu borom daf leen doon bëgg a préparer xëy na am lu mu def ci ñoom mais bokkul comme Thierno Moule Sow nga xamante ne suñu borom moo ko préparer boppam pour mission xam nga mun nga am loo àndal mun na am lu suñu borom def ci yow mais pour suñu borom bu dee moom moo bu dee nag daf lay jox mission maanaam daf lay rendre service da lay préparer boppam maanaam aaral la boppam ba nga egsi fekk ne dara du la mën a laal ñun nag suñu borom ci foofu lañ ñu boole préparer ñu boppam aaral ñu boppam ba nga xamante ne dinañ mën a rëcc yàqkat yi ba ñu mën a màgg ba ñu mën a juddu mën a màgg mën a dox ba mën a macha allahu jàppale askan bi sama yaay maa ngi fàttaliku ajaratu Mariama Camara macha allah ñu ngi koy nuyu di nuyu madame Sow la reine Prince Moule soxna ummi mu ne ma ba ma tollee ni xale ba ma nekkee toll ni am ñetti at yooyu ñaari at ñeenti at day séen fii suma biddiw leer musaan génn rek macha allah temps yooyu murtane ñoo ngi woon murtane fu mu musaan kii rek da nga gis ne ñëpp dañ may bëgg dañ may gis bu may daw di ñëw dafa am leer buy feeñ di daw macha allah loolu nag kon sant suñu borom la yàlla nag mooy préparer lu ko neex dëgg la maanaam def lu ko neex te du tàggu kenn macha allah loolu nag defe naa ne loolu moo ñu topp ak barke bi ak baatin bi macha allah moo waral gis nga ku egsi ci kër gi xam ne egsi nga kër ki nga xamante ne le xalif général des jinne macha allah waaw loolu defe naa ne Saliou loolu lu leer la sëriñ bi lii mu wax olof daf ko wax am na xeet goo xam ne ni ñoom ñooy daaneel garab di yett xam ngeen fi may waxee waaye dañ ne garab gay joxe kër ëllëg di joxe ay doom ñoom duñ ko gis ba mun koo gor te defe naa ne loolu nga wax moom laay dëggal rek alors ci kéemtaan yi nga xam ne nii yàlla jagleel na ko baaxee ko moom itam mu baaxee ko askan wi te loolu defe naa ne lu am solo la sëriñ bi sànq bi ñuy dem dafa am foo nekkoon fu am solo maanaam ci produit bi nga xam ne li ma la ne produit miracle la. mooy vite fait bi ba nga ñëwee ci vite fait bi ñuy sango di ko diwoo ak ci vite fait bi nga xam dañ koy naan parce que nag sëriñ bi xam nga nit moom mën na tànqam lu nekk ba mu des la muy def ci biiram donc te defe naa ne loolu aussi prévoir nga ko ba nga xam ne am na produit vite fait boo xam ne ni looloo ko tax a jox sëriñ bi. xam nga biir dafa garaaw. bu baax doyen waaw biir dafa garaaw biir. kaso la. waaw bu ne nekkul lu dugg rek génn. déedéet moo tax lépp luy dugg war nga ko saytu. te du lépp ngay mën a saytu mbirum saytaane yi dëmm yeeg bu ñu lay defee ay courte carte doo ko mën a saytu. mais bu dee am nga vite fait bu ñuy naan bi lépp lu mu fekk ci biir da koy dindi. très bien soit biir bi da koy yëngal. nga dem toilette wala nga wàcc ko.
wala nga geexoo mu génn parce que ñenn ñi dañuy lekk dara bu ñu ko naanee dañuy yëngal seen biir waaw mu génn nga dem gaanuwaay wala nga wocc ko wala mu géex loola def ko gaz mu génn waaye vite fait boobu lépp lu mu fekk sa biir da koy dindi waaw macha allah te ba da lay aar tamit boo ko utiliser bu lu bon dina waaj a ñëw sax du egsi wala lu bon fu mu mën a nekk rek lekk bu bon yow da ngay xam ne lekk bi set dëgg la waaw loolu tamit c'est important très important bëri ñu ngi ci armée yi kër yi bëri waaw duggee ana borom kër gi gaañu na waaw ah ñu ne waa gaañu na rek daanaka jigéen ñi rek ñoo ëpp li ñu des ci kër gi dëgg la loolu nag lu yéeme la neexut a wax lu jigéen ñëpp nag am na jigéen ñu baax waaw macha allah ñi nga xamante ne duñ jox seen jëkkër lekk duñu parce que yenn jigéen yi kii moo leen di dal ay fiire waaw bëgg sa jëkkër takk waaw nopp ko pour mu topp la xarit yi waaw demal ci sëriñ diw dëgg la demal ci nangam bu dee nag sa jëkkër dafa siiw nga dem fekk ne expliquer ñi xamu loolu tas ko mun nañ poisonné sax sa jëkkër dëgg la bu sa jëkkër faatoo léegi gars yi dañuy def kii bu nit gaañoo léegi dañuy def kii nuñ koy waxati fàtte naa ko sax autopsie waaw autopsie waaw léegi bu ñu xoolee ñu ne jabaram moo koy jox mu lekk nga am problème sëriñ bi am problème dëgg la moo tax bàyyi leen di not seen jëkkër yi waaw na ngeen koy ñoñal ay ginaar yu baax toggal ko ay tufe yu normal ay ceeb yi neex loolu moo ëpp solo que dërëm boo am di liggéey man gis naa ñu bëri dañ daan liggéey seen i jëkkër tey tas nañ dëgg la waaw sëriñ bu aayoon sëy bi du tas dëgg la am na góor ñi nga xamante ne boo leen ku mel ni man boo koy liggéey moom da lay gën a bañ rek te liggéey bi du jàpp ndax nag ñun bàyyiwuñ suñu bopp nii dëgg la macha allah yàlla dimbali nañu macha allah madame vraiment macha allah nit ku baax la vraiment sant yàlla bu baax a baax mais ñenn góor ñi waaw dañuy am malchance am soxna bi nga xamante ne da leen di liggéey rek di ñam rek ngay lekk sa biir bi di ngande rek di gonfler ñu naan temps yaa nga forme raay deq fekk ne li ci nekk ay note la ay karta yu bon moo ci nekk waaw attention loolu arrêté loolu jigéen ñi ngeen bàyyi di note seen jëkkër yi baaxul loolu du tax mbëggeel nekk foofu du tax góor ki bëgg la ndax nag boo ko notee quelques semaines la rek affaire bi mun na yàqu mun nga def sa jëkkër bëgg la fekk doo ko not toggal ko ginaar yi baax di ko waxal lu baax di ko toppatoo paa nga koy not mun nga ko topp jaamu ko nit ki moom boo koy defal lu baax di ko teral yëg ko respecté ko jox ko cër vraiment macha allah dana xam ne vraiment yow bëgg nga ko même bu comprendre su yàggee dina xam ne kat soxna si kat bëgg na ma vraiment bu yàggee dina dellu si fekk du ay note ak yooyu waaw mais sëñ bi lu tax produit baax tamit waaw nit ki du kër ga rek la mun a lekkee waaw du kër góor day génn lekk ci mbedd bi voilà très bien moo tax ay 110 su dëm ak mu ngoog 110 su jineek mu ngoog mun nga ko dajantel ndax très bien mun nga génn on sait jamais waaw mun nga jinne sax mun na soppaleku wala dëmm di jaay du waaw nag am na jaaykat yi nga xamante ne macha allah amuñu benn problème waaye parfois dëmm yi rax parfois jinne yi rax ndax loo gis dina am ñu rax waaw même ñun sëriñ si sax dina am ay sëriñ yi nga ñoo xam dañ leen di rax dëmm lañu dëgg la ñii ay dëmm lañu dëgg la ñii ay jinne lañu parfois jinne dana man soppaleku naa nekk jinne fa soppaleku naa nekk nit kii ñëw ñaan si mu ñëw ñaan si pour ma defal ko ñaan ak garab ak yooyu xam nga yooyu yëpp def naa yàgg ngeen ko dégg bu baax sax bu baax sax yooyu yëpp bàyyi xel la rek ut ay musluwaay mel ni vite fait bi am na solo trop dana la jàppale dana la aar lépp mu fekk ci yaram bi dina ko dindi macha allah am na jigéen ñi nga xamante ne vraiment du ñu def loolu dañuy aar dañuy toppatoo seen jëkkër respecté seen lekku jëkkër di ko xool di ko saytu ku mel ni madame Sow macha allah la reine ak seen soxna yi yooyu yëpp dafa am solo pas not sa jëkkër rek di ko jox muy lekk rek biir bi di gonfale rek loolu attention góor ñu bëri seen biir yaa ngi gonfale boo leen gisee dañuy mel ni macha allah da nga leen di jaawale ak sax jigéen ju ëmb waaw donc defe na dañoo lekk bay bëgg a dee waaw dañ leen sol ay njar ak ay jus ak ay jus Dakar ak yooyu noonu carte ak yooyu dañu moytu yooyu sinon doo gudd fan dëgg la kon nag góor ñi nañu aar suñ bopp Saliou defe naa loolu leer na mooy produit vite fait bi nga xam ne ni keroog talaata gis nañ li ci sëriñ bi conditionné woon fii yëpp macha allah butéel yu mag yeegi ndaw yëpp jeex na ba tey mu daal defaraat yeneen yoo xam ne ni incha allah rabbi mu ngi koy fas yéene conditionné kon nag liñ leen wax tout le temps rek ne leen sëriñ baa ngi nii moom daal askan wi moom moo ko ñor maanaam wér-gu-yaram askan wi moo ko ñor aar askan wi moom rek moo ko ñor leneen tax ko ñor ko nag te nag mu di ko def nag ak maanaam ngëm-ngëm koo xam ne daf ko wékk ci suñu borom ci li nga xam ne nii jox na ko te tout le temps moom lay delloo njukkal kon nag defe naa ne
fii daal mën naa wax ne mooy terminus su dëmm yi mooy terminus su jinne yi mooy terminus bépp xeet boo xam ne rek da nga jóg pour faagaagal liñ naan nag terminus moom bu fa kaar bi yeggee rek il faut que ñëpp wàcc. kon nag fii mooy descendre fii mooy terminus bi macha allah merci beaucoup sëñ bi. jërëjëf. donc defe naa ne loolu la ni nga ko waxee noonu la doyen Aziz donc xalif général des Djinns aussi li mu expliqué leer na trop ngeen gis patiente boobu jógee Mauritanie comme ni nga ko expliqué ànd ak borom këram ànd ak donc magu borom këram nekk goro ci moom nga gis ko mu ngi ëmb mais jinne bi da koy sonal di ko daaneel te nee na bu ko faral di daaneel rek day bugg ñaan baat mais jëkkër ji day comprendre mu bañ donc gis ngeen ko noonu expliqué nañ leen ko duñ ci dellu si parce que nit ñi bëri nañ fi patient yi bëri nañ fi patiente bëri nañ fi donc xalif général des Djinns leeral na ko trop ñi nga xam ne aussi vite fait amal na ko njëriñ ci nit ñi vite fait bi nga xam ne dañ koy sangoo vite fait bi nga xam ne dañ koy naan bi nga xam ne buñ la liggéeyee wala ñu noot la wala da nga am leneen lu nekkoon sa biir day daal di dañ dafa naa ne nag mais Saliou dogguma la li sëriñ bi di wax tout le temps di ko wax góor ñi bu leen gaaw a fase ndax sa jabar dina jàkkaarloog ñaan la baat fekk du moom moo lay ñaan baat te waa ji nga xam moom moo nekk ci mbedd mi ànd ak jabaram jóge Mauritanie nan la jigéen di nekkee en grossesse taxaw di jàkkaarloog jëkkëram di ko ñaan baat kooku nga xam ne teyu ko du moom mooy ñaan baat waaye kenn mooy ñaan baat te loolu sëñ bi toujours da nga koy wax foofu jinne bi la waaye nag boo amul xel doo ko xam soo yeewul doo ko xam parce que day mel ni sa soxna fekk ne du moom waaw loolu defe naa yàgg naa leen di leen wax loolu léegi nag ñi ñaa ngi yeewu bu baax a baax waaye nag nañu sant TMS TV ñaanal TMS TV ñaanal équipe bi ñaanal la xalif général des Djinns ndax nag yéene ñu bari ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo duggoon ci saaku yi ñi dañoo duggoon ci ndox ma waaye nag ba ñuy seetaan TMS dañoo yeewu dañu mel ni ñu doon nelaw ñi yeewu ndax nag am na ñu bëri ñi nga xamante ne fase woon nañ seen jabar ci erreur ñii tàggawoon nañ ak seen jëkkër ci erreur mais ba ñu seetaanee TMS TV ñoo ngi yeewu moo tax saa su ne ñi ñaa ngi woote di ma ñaanal di leen ñaanal ñi ñaa ngi woote di kontaan bu baax a baax bu vidéo yéexee dugg sax nit ñi dañuy mer ndax njëriñ la ndax nag TMS dafa nekk li nga xamante ne dafay yeete ba pare day dimbali nit ñi day faj parce que nag vidéo bi nga xamante ne da nga koy seetaan di yëngu li ne ci yow di génn kon loolu xam nga ne lu yéeme la lu doy waar la kon nag sant yàlla bu baax a baax di ñaanal équipe TMS TV yëpp yàlla na yàlla def jàmm macha allah. macha allah donc kon TMS TV peace and love and harmony ñu ñëwaat ak yéen ci beneen xibaar.